Université Cheikh Anta Diop tàng ni ki démb ba tey ay jàmmaarloo yu métti am diggante policiers yi ak étudiants yi ñi leen di sàkku ñu fay leen seeni bourse ak ñëpp am master ministre de l'enseignement supérieur di wax ni daa am ñu nekk ci ginnaaw étudiants yi te lu ëpp 2 junni ñu ngi fayeeku ay bourse te duñu ay étudiants. Cheikh Kanté di directeur général bu port autonome bu Dakar di wax ni na député yi ànd ak dal nguur Macky Sall du nguur buy làmbaatu te mbirum Necotrans bi ci transparence lañu ko defee te it kenn du ci ñàkk li di liggéeyam. ca Thaïlande l'armée bi jël nguur gi gannaaw juróom-benn weer ñu nekk ci ay fitna kii di général bi xamle ko ci alxames ji. xibaar cib gàttal Université Cheikh Anta Diop tàng loolu jamono ji ni ki démb ba tey ay jàmmaarloo yu métti am diggante étudiants yi ak policiers yi ñi leen di sàkk ñu fay leen seeni bourse ak ñëpp am master ni ki démb ay gaañu gaañu am na diggante ñaari camp yépp mu tàngoon loolu tey tamit waxi noppi ba étudiants yi dañoo mujj nag tëj campus bi jusqu'à nouvel ordre. Ministre de l'enseignement supérieur moom di wax ni la am ca université dafa am ñu nekk ci ginnaaw étudiants yi di leen manipuler te it lu ëpp 2 junni ñu ngi fayeeku ay bourse te duñu ay étudiants ñu déposé ab plainte contre X ñu déglu Mary Teuw Niane ci micro Badara Diop. mbokk nekk ci biir réew mi di jéem a jëfandikoo daara yu kawe yi ngir indi fi fitna indi fi coow ak indi fi yàq. loolu nag ci at yi weesu gisoon nañu li mu jur moo di année blanche loo xam ni ñi ko teewee woon fekkee woon ko ba léegi ñu ngi koy naqarlu te di ko rëccu ci loolu it maa ngi gis ni lépp loo xam ni lu mel noonu la ñu jëmale ko ci xale yi te di wax ni xale yi la ñu bëggal lu leen yokk loolu moom du dëgg te naxaate kese la te xale yi waruñ ko nangu benn yoon ci loolu nag lañu gis fan yi ay nit di wax ci bourse yi di yëngal étudiante yi ak étudiants yi ngir ñuy yëngal dëkk bi ak réew mi loolu nag ñoom seen bopp jafe-jafe yi am tey te ñu amoon démb ñoom ñoo ko sooxe ñun nag ñu ngi liggéey ngir soppi loolu ci loolu sax maa ngi leen di jox firnde su ngeen gisee faculté de lettres bu université de Dakar juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom 645 ñoo am licence suñu seetee ñooñu am licence yan diir la ñu fa def licence ñetti at la wante ci 645 yooyu 391 ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn def nañu fa lu ëpp juróom benni at am na ñoo xam ne sax def nañu fukki at ak juróom-ñaar gis nañu ñoo xam ni duñu étudiant te ñu ngi fayeeku te loolu ay ati at mu ngi am loolu dañ ko gëstu te tey mun naa leen wax ni bërki démb déposé naa plainte ci kanamu procureur ngir ñu gëstu loolu ñi koy def ñu topp leen ñiy fayu li ñu moomul ñu delloo ko nguur gi. ca mool wit kenn du ñàkk liggéeyam loole nag di ay kàddu directeur général bu port autonome di Cheikh Kanté mu wax ne digganteem ak Necotrans lu leer rek moo ci am te it docker yi dinañ jot seen salaire Cheikh Kanté di wax député yi nañu ànd ak dal mu wax loolu nag ci signature convention bi dañ ci ànd ak El Hadj Malick Cissé. pooru ndakaaru am na gan bu bees terminal vraquier bu mool 8 jox nañu ko groupe français bii di Necotrans ci diiru 20 at ak juróom signature convention bi amal nañu ko ci teewaayu kilifa yu bari PDG Necotrans rafetlu na li ni mel te xamle na dinañu jël lu mat ci 200 nit. réaliser un projet qui s'inscrit. ñun waa Necotrans daañu jël ñu doon liggéey ca mool 8 teg ci ñeneen 200 nit. convention bi ñu signé ak waa port autonome de Dakar dafa ànd ci doxalinu plan Sénégal émergent moderniser ak yeesal port autonome de Dakar moo ñu tax a jóg te gëm nañu daañ ci àgg. de moderniser
ñëw Necotrans ak coow lu mu àndal moo tax directeur général bu port autonome de Dakar di leeral ni ñu doon liggéeyee foofu duñu ñàkk seen liggéey benn yoon teg ci weer bu nekk daañu leen fay Cheikh Kanté nee na relation bu am Necotrans ak portu Ndakaaru lu ñu ci jublu mooy moderniser port bi. Je voudrais dire à ces députés. li ma bëgg a wax député yooyee mooy loi yi ñoom ñoo ko voté woon mais bu dee nag dañoo am tayal pour xool seen archives yi mais mën nañ ñëw ci port bi ñu jox leen référence yi mais nag bu dee dañoo amul gëm pour xool ko mën nañoo toog teey gis nga gouvernement bu Macky Sall nekkul gouvernement boo xamante ne day tâtonner ndax lépp dañ ko prévoir en tout cas li ma mën a wax mooy du am benn perte d'emploi ci programme bi te dinañu respecter normes yi jëm ci wàllum environnement te weer wu nekk dockers yi dinañ jot seen salaire. Chaque mois, les dockers vont pouvoir percevoir le salaire. pooru Ndakaaru xaatim na tamit ak financement ANSEC Bank of Africa BOAD ak Ecobank groupe Necotrans nekk ci ñeent fukki dëkk ci àdduna wéngal képp dafa spécialisé wu ci logistique pétrolière mbirum transport ak activité portuaire. Kolda ren ji nag taw yi bari fa doole nag diirub ñaari fan mu taw fa lu bari ay gox yu bari ndox mi nangu ko waaye ba tey nag ñii di béykat yi jotaguñu seen jiwu dañ ciy ànd ak Bokar Kandé. taw mu bëri moo sotteeku fii ci Kolda ci guddik talaata jëm alarba ba ci suba gi nag Kolda mu ngi doon taw li ni mel nag la ñu nemmeeku ci gox yu bëri yu nekk fii ci diwaan bi ci ñetti fanu taw Kolda am na nag lu war a toll ci ñetti téeméer ak ñaari fukk ak benn millimètre ca Saare Sara di dëkk nag bu toll ci ñaari fukk ak ñaari kilomètre ak Kolda ci national 6 bi foofee dafa taw ba ndox mi nangu ay dëkkuwaay mu indi ay gàllankoor yu mag. ndiyanɗa sukago immi Amadou a rewi nene ndiyanɗa naati ko suudu ami mi immi mi ƴetti torche am sama doom Amadou moo ma yee ci guddi gi ndaxte nag seeni néeg dafa feesoon del ak ndox bi ma jógee nag laa gis ne kër gi yëpp dafa am ndox ci lañu dem nag fanaani ci suñu dëkkandoor yi sama bagage yëpp tooye. waa CS ñuy liggéey tali bi ñoo yàq suñu dëkk bi parce que keroog bu tracteur bi bu mu ñëwee commencé di gas foofu ci yoon bi ma ne leen fii bu ngeen ko gasee ni ndox bi dina dugg ci dëkk ba mu ne man dañ maa diggal ñëw liggéey demal wax la ak suñu chef te man xaw ma seen chef dem ba ci guddi bu taw bi ba mu commencé ndox bi mënatul jaar foofu fu ñu doon nekk noonu di liggéey ndox bi ñëw dugg ci biir dëkk ba. amul benn wérante ñu bëri nag ñu ngi xalaat ne nawet bi dugg si na fii ci Fuladu ci jamono boo xam nag baykat yi gisaguñu benn jiw ak i intrant. kon daa ko benn jiw ñëwul opérateur bu war a joxe fii jiw démb gis naa ko ku ñuy wax góor ñaaw mu ngi sol gerte gi pour indi ko ci magasin bi baykat bu teel a jot jiwam yàlla mu ngi taw nag yàlla rek moo xam ban bés lay taw day bare wala du bare mais nag boo teelee jot sa jiw mu taw nga ji di nga am sa wërsëg. baykat yooyu nag ci seeni bopp ñu bari nag jotuñu ruuj seeni tool seeni njiit bi nag di wax ne loolu ci tayal la bokk. suñu maam yi suñu baay yi bu njëkk ba weer bu ñuy wax mois d'avril boobu leen doon dem commencé liggéey tool yi. mais léegi surtout ci biir Fuladu fii dañuy tëdd ba yàlla bi taw ñu commencé dem toppatoo affaire. ren tamit baykat yu bëri nag nar nañu dugg ci nawet bi sax ñu fay leen nag seeni ay bër di bon impayé yu bëri yu ñu nemmeeku ci diwaan bi loolu nekk nag loo xam ne nag xilifay diine yi dañ koy naqarlu saay suñu amalee ay xew-xewu diine. jafe-jafe yuñ ciy jëlee dafa bëri ñu ngi ñaan nguur gi nag bàyyi ci xel bu baax a baax mu bàyyi ci xel jàppale baykat yi métti na lool nag nga jaay sa gerte après nga toog lu yàgg nag di xaar xaalis. leneen li tere nelaw baykat yi mooy ñàkkum matériel agricole. Bokar ca Sédhiou nag taw yu njëkk yi gane si leen talaata loole nag andil gàllankoor classe yi nga xam ne dëgërul te ñoo ëpp ca gox ba dañ ci ànd ak Robert Diandi. ndongo yi ngeen di gis ñu ngi daw làq du ji ngir mën a rëcc taw bi seeni moroom yi nekk ci néegu ñax yi ñoom taw bi noppee na leen dàq te lu leen gën a itteel mooy lu ñuy fexe ba taw bi bu mu yàq seeni table banc loolu yëpp tax ba njàngale mi sooxeel loolu ñaari fan yi ci région bu Sédhiou. depuis bi mu tawee démb dañu fekk classe yi tooy
tooy xëpp ak table banc yëpp mais malgré tout dañuy def effort fomp table banc yi pour cours bi mun a am mais malheureusement taw bi mu ngi doon li tawoon ci kaw craintin yi mu ngi doon tox ci kaw cahier yi quelques minutes après rek presque 30 minutes rek fekk taw bi ñëwaat encore léegi finalement cours 6 classes yëpp mënuñu def cours parce que tout simplement taw baa ngi woon moo génne élèves yi ak professeur ci biir classe bi. ni taw bi ñëwee nag nar na tax ba yenn daara yi teel a tëj seen i buntu. même composition yi bi ñu programmé woon fi mu ne nii dañuy risqué fi mu ne nii wóoluñ ndax dinañu leen mën a def comme ni ñu ko bëggee parce que salle de classe yi doyuñu 6 classes pédagogiques 6 classes bâties pour 16 classes pédagogiques. li yëpp nag day wone ne tabax ay salle de classe ci région bu Sédhiou lu jàmp la ndax kat ci téeméeri salle de classe yoo jël lépp juróom benn fukk ay néegu ñax la. léegi daal maa ngi vraiment ñaax gouvernement bi vraiment ak partenaires yi ñu jàppale ñu ci tabax yi parce que bu ñu tabaxul classe yi finalement day bañ lool résultat scolaire yi. ministre bi yore njàngale mi mu ngi woon ci biir région bu Sédhiou fukki fan ak juróom-ñeent ci weer bi ñu ne ngir jiite fi lancement semaine de l'école de base. te mu diggee woon ne dinañ tabax ay salle de classe yu bëri ci biir région bu Sédhiou ci ñaari at yi di ñëw diggee yooyu nag askan wi yeewoo Sédhiou yàkkamti nañ cee teg seen bët. capitalu Bawol nag lii di salte teew fa waral docteur Alioune Camara bu rassemblement pour le peuple te Diourbel amal nag ab journée de nettoiement ci quartier Kër Cheikh ak Baye Laye mu doon ab occasion ci askan bi ñuy sàkku nag ab maire bu dëkk ci diwaan ba ak it ku leen jàppale ci seeni jafe-jafe Pape Sayar Mbaye. Kër Cheikh ak Kër Baalaay doon ay gox yi nekk ci commune bu Njaareem gox yi ñu leen di méngale poubelle. askanu yow fii am naqar lool ci seenu dundin ni ñu ko fësalee daanaka dañ leen bàyyi ak seen bopp. koñ bi xanaa mbalit mu ñu jaaxal ak lëndëm gu ñu jaaxal nag lamp yu fay mbalit mi bëri ba mënuñoo fexe ba nooyeeti ci koñ bi. te mairie Diourbel deful ci Diourbel dara dañoo sonn nag ci maire boo xam ne bi day ñëw chaque jour di ñu nax. ngir tàggale mbalit mi fii ak askanu fii yeewoo docteur Alioune Camara doon jiital RP ci gox bi xalaat ay bés set setal. ñun suñu programme dindi fi mbalit mi loolu ci la bokk moo tax tey ji ñu ñëw ci quartier yi pour wan ne ne ñun suñu coobare bopp ak suñu mutuwaayu bopp mën nañ fee dindi mbalit mi mais li am solo mooy boo fi dindee mbalit mi ba noppi na nga fexe ba mbalit mi dootul ñëwaat. système bi nga xam ne nag war nga ko fay def ba mbalit mi dootul ñëwaat loolu mairie bi ci boppam moo war a teg politique boobu teg système boobu ba mbalit mi dootul ñëwaat parce que nit ñi kenn mënul leen tere ñu tuur mbalit parce que nit kuy dund il faut nga am mbalit moo tuur mais boo ko tuuree ba noppi wareefu mairie bi la pour que mu jël ko bés bu nekk yóbbu ko fa mu ko war a yóbbu. askan fi yow rafet lool xalaat bi nga xam ne bawoon na ci way politique bi di yëkkati seen i kàddu di xam ne ni ndax ñu dëkki ak kàngami politique yi doyal lañ ci sëkk li ñu bëgg mooy maire bu dëkk ak ñoom. di ñëw Diourbel di fi di dunde waa Diourbel di lekk alali waa Diourbel di lekk ñaq waa Diourbel te doo defal Diourbel dara loolu la ñu sonn dañoo soxla nag maire bu dëkk ci Diourbel maire boo xam ne bii saa ñu ko ne koŋ-koŋ ci maire bi mu ne ñu entré mais maire boo xam ne bi weekend ba weekend la ñëw kooku moom dañ ci sonn. bu weesoo mbalit mi ci gox bii di Kër Cheikh gox yu bëri nekk ci commune bu Njaareem di jànkoonteeg ay jafe-jafe ñàkk jumtuwaay yoon yi ñàkk jàppandi ak yeneen i jafe-jafe askanu Njaareem di wéy dund ak